mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu dalal leen ci xibaaru juróom-ñaari waxtu yeeg télévision Futur Média xibaar yi daanaka benn la mooy rek ndox mi samedi jàpp dimanche Sénégal loraange yi mu fi ba ci bakkan yu rot premier ministre Abdoul Mbaye ak ñenn ci naataangoom yu gouvernement Sénégal wàcc tey ji ci ngoon ci banlieue Ndakaaru ngir xoolal seen bopp rek tolluwaay leeg matuwaay yi ci war ci kanam tuuti leeral yi en direct ak Dissa Préra yàqu-yàqu yi nag gannaaw ndox yi bari na lool ndox mu bari woto yoo xamante ne daanaka dañoo ngiroo ci biir bâtiment yoo xamante ni ku moywul mardi taali mu faf jaare fa màbb mu mel ni ay millions yi millions ci yàqu ci wàllu ndox yeeg nenu ko dundee week-end bi Sénégal Grand Yoff moom canal évacuation ndox ma moo daal di màbb miir ba jaaxal askan wa ñu teg ci ñoom it poste courant boo xamante ni mu ngi leen di artu ci seen wàllu kon lii di karange bu nu sañoon daal loolu lépp ñu indi ci taxawu école ASECNA 1 moom njaboot yi nga xamante ni ñoo loru la ci yëmbal la ñu fa daal di dëkkal jamono yi rawale seen kër ya ndox ma nangu la ca ñuul rek mooy foofee ñu leen dalal ci école ASECNA 1 duy wanak du ndox du courant ci yooyee njaboot mu mel ni kon jaaxale tumuraanke dikkal na leen tàggat yaram dinañ ci ànd ak Pape Abdoulaye Der. gannaaw bi ñu déclenché plan Orsec Sénégal premier ministre Abdoul Mbaye gont na tey ji banlieue bu Ndakaaru xoolal boppam askan wi nekkin wi jafe-jafe yi gannaaw ndox yu bari yi nga xamante ni wadd na Sénégal samedi dimanche en direct ak ñun Dissa Préra maa ngi lay nuyu Dissa. maa ngi fay Assane. loolu ci nemmeeku gi nga xamante ni premier ministre mu ngi koy amal jamono yi ci banlieue Ndakaaru. waaw jamono yi ñu ngi dégmal nag Tëngéej Assane waaye laata Tëngéej mën nañu wax ne premier ministre jaar na Cissé ci centre de santé bu ñu mu jógee Cissé jaar na centre de santé Philippe Maguilène Senghor bu Yoff ba mu fa jógee jaar na Grand Yoff nag bañ fa yeggee askan wi dañoo génn bu baax di ñaxtu Assane di woote wàllu waaye li ñu mën a jàpp ne mooy ñu toll nii ñu ngi dégmal Tëngéej jafe na nag jafe na trop nag pour ñu jël ci embouteillage bu ñu nekk waaye li ñu mënta wax mooy ginnaaw Grand Yoff ak Cissé ak centre de santé Philippe Maguilène Senghor PM dem na zone de captage nemmeeku na fa ndox mi ñëwee ak nañ koy jëm a sottee booru géej leneen li ñu mën wax mooy Abdoul Mbaye am na ak délégation bu fort mën nañ see ràññee ci wax secrétaire général du gouvernement bi ministère des infrastructures et de l'équipement ministère bi yor wàllu assainissement ministère bi yor wàllu tourisme ak sax ministère bi yor wàllu culture ak tourisme ak benn ministère bi yor wàllu urbanisme Assane ci déclaration am nag li ñu mën a jàpp mooy Abdoul Mbaye jàpp na ne rafetlu na en fait solidarité bi am démb ginnaaw taw yu métti yi askan wi jànkonteel démb nee na ndax jokk na seet président ba xam ne président fas naa yéene takk ay bagaasam fa lu mu nekk ngir ñibbi si réew mi leneen loo xam ne nag wax na ko mooy plan Orsec bi moom jàpp na ne que plan Orsec bi ñu ngi koy déroulé te duñ ci ñu gën a baral seen loxo ndax fi mu toll nii askan wi soxla nañu ndimbal fi mu ne nii nag Assane comme ni la ko waxee ñu ngi dégmal Tëngéej ci boobu incha allah dañ leen yeggee la jot a xew ci Tëngéej Assane. Dissa Préra ñu koy gërëm jamono yi ñu ngi toll ci Tëngéej ak premier ministre Abdoul Mbaye mi gont tey jii dem ci askan wi xool nañu nekkee ci ndox yeeg yi jafe-jafe plan Orsec déclenché nañu ko xam ngeen ko ci njeextalu ay bés bile plan Orsec ak fa mu sosoo ak li nga xamante ni moom la wundu nay mission ñu ànd ak Ibou Diouf. gannaaw ndoxu taw bu bëri bu sotteeku ci réew mi jural askan bi ay yàqu-yàqu yu bëri ay nit ñu bëri ñàkk seen bakkan ñeneen ci am ay gaañu-gaañu nguur Sénégal taxaw tem ngir jàppale askan bi xeetu ndimbal boobu ak jàppalante boobu rek la ñuy duppee plan Orsec ngir loolu mën a antu nag bépp jumtuwaay bu nguur gi moom ak sax yeneen ñi bàyyi ko ci privé dinañ ko jëfandikoo rek ngir amal liggéey boobu ni mu waree ci loolu nag dinañu ci sàkku taxawaayu bépp kilifa ak ñi mu àndal ngir liggéey bi mën a jaar yoon ci fàttali nag lii di plan Orsec ab décret moo ko taxawaloon ci weeru novembre atum 1993 ngir ëttu rek ñi nga xamante ne ñoo loru ci ay jëye dina ci bokk waa nguur gi ak ministère am direction généraux yi l'armée bi sapeur pompier police gendarmerie ñi yëngu ci wàllu dem bi ak dikk bi l'hôpital yi ak ñi féetewoo wàllu jokkoo bi état major boobu nag ñi di waa ministère de l'intérieur ñoo ko jiite ànd si rek ak direction de la protection civile ak président comité de gestion bi yor wàllu jumtuwaay yi ak waa sapeur pompier ministre de l'intérieur Mbaye Ndiaye mu ngi sàkku rek ci ñi waa plan Orsec yittewoo ñu bañ a laajagum ab koppar laata rek liggéey boobee di féete boor ñu xaarandi rek ba ci kanam te jublu ci liggéey bi bu baax a baax ngir mën a jàppale askan bi nga xamante ne sonal la leen fii ci Sénégal.
Ibou jërëjëf plan Orsec gannaaw déclenché gi ministre intérieur Mbaye Ndiaye ndaje mu doon amal ca ministère am jagleel ko wàllu crise ak sooxe gi réew mi nekkee ak ndox mi ki yàqu-yàqoom dal dina càmbar plan bi waaye it def dispatching séddale mission ak sasi service état bu ci ne ngir Sénégal ñu déglu ministre intérieur Mbaye Ndiaye ak Abdou Aziz Ndiaye. du plan Orsec à travers. yorinu plan Orsec ñi ngi ko séddale ci ñetti pànk yu mag bi ci njëkk mooy état major bu commandement nga xamante ni man mii di ministre de l'intérieur maa ko jiite. bi ci des di ay groupe opérationnel kooku ñi ko jiite mooy groupement national bu sapeur pompier ak ñeenti cellules yooyu nag ñoom ñoo war a jëfee li nga xamante ni moom mooy plan Orsec boobu ñu ràññee ci directeur bi yor wàllu jokkalante bi maanaam communication bi directeur bi yore wàllu liggéey bi ak route yi. bu ñu jógee ci loolu nag la ñu daal di def li nga xamante ni mooy jëfin wi ñun ñu daal di wàcc ci terrain bi dem fi nga xamante ni fa la mbënn mi am ngir jëfe yu ni mel daje ak askan wi dajale bépp ndimbal bu askan wi dajale ngir jagle leen ko te ndimbal loolu nag yaakaar nañ ci ay particulier ak ñoo xamante tamit ay institution lañ yore ak ñeneen ma ci profito rek ngir gën a woote wàllu ñi nekk ci Sénégal ak waa bitim réew fu waay mën a nekk rek am loo xamante ni mënees na koo dimbalee nga andi ko ngir jàppale gouvernement bi ci loolu. nit ñi nga xamante tamit ñoo nekk ci ay jafe-jafe maanaam ci mbënd mi buñ fàtte mukk ne ñun gouvernement bi du leen mës a sori fun mën a nekk dana ñëw ci ñoom ngir jëlee leen ci yooyu jafe-jafe yu nekk. am na yeneen matukaay yoo xamante ni jël nañ ko maanaam ubbi li nga xamante ni mooy ay infrastructure di ay école di ay dispensaire ak yeneen béréb muy ay stade ak yu ni mel ngir rek ñu dajaleen di fa ñi nga xamante ni amul dëkkuwaay fu nu mën nekk ci Sénégal. qui sont pas inondés. ministre intérieur Mbaye Ndiaye ci tekki gi Chérif Dia wàllu xibaar bokk na ci gannaaw mbënd yeeg jéey ak loraangeeg tiis bi mu dugal Sénégal président de la République Macky Sall ci kàddu yi porte-parole Abou Abel Thiam xam leen ni dina ñibbisi moom Macky Sall ëllëg ci talaata ji mu ngi woon ci visite privée ci Afrique du Sud bët Saalum Afrique moom président Macky Sall dina ñibbisi ëllëg ci talaata ji ngir ànd ci li nga xamante ni mooy xeex bi ñeel mbënd meeg wërum saafara ak it dogal yu wéer yoo xamante ni ñu ngi koy xaar ci moom président Macky Sall bu daal di ñibbise wàllu mbënd mi nag am na ca taxawaay am solo lool tukkee ci kilifa gu tedd gi ca Touba Serigne Sidi Mokhtar Mbacké benn milliard la génne ngir jàppale ci nguur gi ak plan Orsec mu mel ni yoon woowee lu mat a jël Cheikh Tidiane Diawo. jëf ji am na solo ba tax ñu war ci taxaw xalif général kullu murit génne lu toll ci benn milliard jagleel ko jafe-jafe yi Touba di am ci wàllub assainissement ki yor kàddu xalif bi ne ñi loru ci mbënd mi tamit dinañu leen jàppale ba ci nguur gi ak yeneen pàcc ci askan wi ku ci ne war a dugal loxoom ci mbir mi ndaxte yëf yi jeexagul su taw yi wéyee ci rythme bi ñu jël yëf yi dina gën a doy waar te nawet bi des na weer Macky Sall ma ne ca Afrique du Sud rafetlu jëf jooju ne lu am solo la ci fàttali taw yu métti yooyu faat nañu lu tollu 4 nit ca Touba. ñu des ak mbokk yi ndox yee ki seeni loraange ca Tëngéej nag ak guy gu rëy fa daal di daanu gannaaw ndox yu métti yi am na fa ñu ci ami gaañu bokk na ca soxna soo xamante ni yàllaa ko suturaal ci ni ñu ko waxee tiis wi dañu koy déglu ay seede mag Chérif Dia. ma nekkee ci biir waañ bi nag mi ngi ngelaw maa sama benn sœur ñoo fa nekk ko léegi ma nekk dama tëj fenêtre parce que bu tawee ndox bi day dugg mu daw génn le temps muy retourné nag si lay sentir branche guy bi di laal ci ardoise bi léegi nag bi ardoise bi bu muy laal ci ardoise bi tombé man tamit maa ngi naan naa génn dem ci biir ba taw bi arrêté léegi si la ardoise kii guy gi daanoo ci mur bi mu daanoo ci mur bi nag mu fekk si ma man tamit mënuma génn aw ma fenn fu ma lii ma taxaw si la nekkee sama côté bi si la daanoo sama côté bi sama yii yëpp dafa xool. muy ay seede kon tukkee ci soxna su guy gi daanu ci kawam ca Tëngéej moom ñeneen ñu ci ami gaañu moom nag ni ñu ko waxee borom bi def na jàmm ba mu fekke ko teewee di seede ci micro télévision Futur Média mbokk yi fàttali rek ne Sénégal jamono yi njàqare gi fi dugg ñuy rek gannaaw ba nu sante borom bi nag di xamle rek ne état baa ngi ci waaye ñi nga xamante ni ñooy xereñ ñi way expert askan wi seen bopp di yëglu boobaak léegi la ñu bëgg ci wàllu lu jàmp mooy ay pexe saafara urgence gannaaw si ay plan ngir nag mun a tàggoo ci lu sax ak lii di mbënd
Sénégal ndax at mu ca ne ceetlu gi mooy koppar yu bari dina ca dem loraange naka noonu waaye at mu ne ñu dund ko kon di am yaakaar ne bu nu ci jógee am pencoo am ñu jël matuwaay ngir rek ay solution durable fàttali ne premier ministre ci terrain bi ci banlieue Ndakaaru Abdoul Mbaye jamono yi nga Tëngéej di sa prera ànd ak moom président Macky Sall dina ñibbi si ëllëg ci talaata ji Afrique du Sud lay bawoo ginnaaw ni nga xamante ne noonee la mbënd mi lottale Sénégal ñuy xaar ci moom ay mesures dogal yu wér ginnaaw yi nga xamante ni tukkee na ci nguur gi bokk na ci plan Orsec gi nu déclenché ci njeextalu ay bés bile di leen fàttali ne fu ci mel ni quartier Aiglon ca Thiès fa la soxna Ngone Ngom fekk baax ñu koy ziar Ngone Aiglon ñoom ñàkkum kaaraange la ñu boole mbënd ak ndox yu leen sonal jamono yi Fatmata Ba nga fa woon ànd ak Jafara Ba mu mel ni élément bi noppiwul du ñàkk ñu àndaat ak yéen ci yeneen i jamono di leeral rek ne mbokk yi amoon nañu yéene élément yëpp ngeen jot ci waaye dañoo amit également ay jafe-jafe ci wàllu xarala dina jubbantiku incha allah 20h ak Mamadou Ibra Kane kon ci wàllu sport gi la ñuy egg ak papa Abdoulaye Der maa ngi lay ziar Abdoulaye. fay naa la Alaaji Assane ci wàllu tàggat yaram ni nga ko junjee li ci gën a fës bokk na ci équipe nationale bu Sénégal moins de 18 ans ñi jël championnat d'Afrique basket bi ñi ngi leen doon xaar ci ñeenti waxtu waaye dañ ko mujj dàq ba 4h du matin la ñu jàpp seen agsi fii ci Ndakaaru ñu war a bàyyeekoo Maputo roplaan bi leen war a indi am ay jafe-jafe kon ma nga jamono ji tàggatémbe ca Addis Abeba waaye dinañ agsi ci kàttanu borom bi ci xibaar yi ñu mujj jot ci fédération bi bu 4h du matin jotee gannaaw basket bi dañuy àddu jëmale ci wàllu football ak jàmbaar mi jekku ci championnat bi ndax ci xaaj gu mujj gi ñu dëgmal bu amee match nul ñoom waa jàmbaar dinañu jël championnat bi ndax ñaari tali la ñu daan 3-2 ci samedi ji ca stade Demba Diop ci dimanche ji jégalu yamook jamono jooju Casa Sport tëwoo ak US Ouakam bu dee yemb nañu ànd ceek Sayer Insa Diop Ababacar Camara. alors doomu Médina yi am nañu ndam ci kaw waa ASFA 27-23 ci ndaje finalu championnat handball góor ñi ci xaaj bu njëkk bi waa ASFA ñoo rawoon fukk ak ñett ci juróom-ñett waaye bu ñu dellusee waa Jaraaf dañoo yeewu ba mujj jël ndam li Jaraaf bett na waa handball bi indi mbette bu rëy ci seen entraîneur. kontaan naa bu baax parce que équipe bi ñu yoon nii du équipe bu mag a mag au départ équipe boo xam ne am na ci ñett ñoo xam ne seen ñetti année la ñu am ci handball donc ay joueurs yoo xam ne kenn mu seen xam fenn ñu ci bari mais ñu liggéey saison bi yëpp ba agsi fii ne bravo kon boog joueurs yi daal vraiment war nañ leen sant parce que def nañu liggéey bu mag a mag waa ASFA ñoom seen yaakaar moo tas wóolu bu ñu wóolu woon seen bopp moo leen ñàkkloo match bi bu ñu sukkandikoo ci entraîneur bi. entraînement yëpp loolu laa leen di wax xam nga jaraaf bi ngeen gagné woon 2 fois du jaraaf bii parce que yi final la final résultat immédiat la lu ñu am yëpp lañ ciy def il faut ngeen concentrer défense bi mais tu as vu défense yooyu dañ ko nelaw du lu ma doon xaar lii man pour man damay ñëw rek jouer match bi jeex ñu jël suñu coupe dem jox ko suñu chef yóbbul ko suma waa famille sama entraîneur bi nga xam ne moom lañ tuddee parrain bi bëggoon naa gagné coupe bi dëgg ndax moom. ci wàllum jigéen ñi saltige wulli na jamono ñaar fukk ak juróom-ñeent ci fukk ak ñeent ñaari équipe yi tolloo wuñu woon doole. joué nañ nag mais ñaari équipe yi dafa xawoon dañu ëppante woon doole trop différence moo tax final bi xaw a demee ni am fair play xam nga mais quand même jamono tam daf joué nañu ay xel lañ am jom ils ont bien joué mais dafa fekk rek équipe bi ñuy taxawal dafa xaw a am doole ci seen kanam. saltige ak jaraaf ginnaaw ba ñu jotee seen coupe jox nañ leen xaalis bu toll ci $500,000 taxawaayu équipe finale yi rafetlu nañ ko. gis nañ engagement détermination sportivité ci côté bu nekk mais sport il faut am ku gagné ak koo xam ne kii dañ koy gagné ñi ngi félicité ñi nga xam ne ñoom ñoo gagné ñi nga xam ne ñoom lañ leen gagné ñu encouragé leen ndax gis nañ ci équipe yi ñu gagné ay xale yoo xam ne suñ leen toppee danañ indil ay satisfaction handball bi. ndig daje atum 2013 ci beneen feetu handball bi nga xam ni amul ay xeex ren. ni nga ko junjee Alaaji Assane jafe-jafe yi ci wàllu xarala ñu ne football ñu fële ci handball bi ak final championnat bi
ni ngeen ko gisee waa saltige ñoo ci fël ak jaraaf gannaaw ba ñu daanee ñoom waa ASFA ak jamono ñiñ doon taseel ci samedi ji la woon ca Iba Mar Diop ba léegi ci wàllu tàggat yaram jàpp leen rek ndegam football bi lañ leen amoon yéene junj ñu ànd ceeg yéen ba léegi ki fi newoon adjoint Lamine Ndiaye Aliou Kandji kon moom la ñu fal bees entraîneur bu Guédiawaye football club mi ngi wuutu kon ca boppu club bu Guédiawaye bi Jean Bernard Sambou ca ñaari tali moom capitaine ba As Mandaw Sy daa dina fay bàyyeekoo ñaar fukki at ak ñeent la am ca Maroc lay football yi club bu FUS bu Rabat ñetti at la xaatimook club bu Maroc boobu jàmbaar ñu jàpp ci ñoom ni défenseur espoir bi di Sadi Gueye moom ca tugal la ne jamono ji ay test la fa dem defi ji bu dee ci bitim réew it ñu jàpp ni Luka Modric daal dinay xaatimoo ak Real bu Madrid 30 millions d'euros koppar yu takku nag lañ ko jëndee ëpp na fukki milliards ak juróom sunuy koppar yamook doomu Cameroun bi di Stéphane Biya moom bàyyeekoo na Marseille Queen Park Rangers ca Angleterre lay jongante ji ci wàllu Cameroun moomu sax ñu wax leen ni it ñi nga xam ni ñooy waa Cameroun war a taseek Cap Vert ci xaaj bu mujj bi ñi ngi am jafe-jafe ndax Samuel Eto'o bañ na dem wuyu ji sélection ba ndax nee na ba léegi ay amateur lañ ñu jàpp ne xaaj bu mujj qualification la ñu toll Sénégal Côte d'Ivoire lay taseel ci weeru septembre bi ñu dëgmal Aladji Assane loolu doon fi li gën a fës ci wàllu tàggat yaram. maa ngi lay gërëm Abdoulaye ci kanam tuuti mbokk yi dinañ ànd ak sunu gan ca Kandji architecte la fàttali it ne ci wàllu mbënd meeki loraangeem mën ngeen di wéy di ànd ak télévision Futur Média ci suba ak léegi ñu nga ci wàllu téléthon geek sëñ Djili Niang àndoon nag Abdoul Aziz Mbaye Oustaz Pape Anne naka doon soxna Adja Bintou Diop ak ñi nga xamante ne ñëpp teew nañu fi sëñ Fallou Ndiaye huissier lépp ngir rek benn jëmu gi fexe ba askan wi seen ak solidarité naam sénégalais yi dañoo ko am solidarité googu waaye xëy na yoon yi nu fay jaar rek ngir wàllu organiser gi moo fi faral di ñàkk waaye gis ngeen ne téléthon yi organiser gi sénégalais yi macha allah daana fësal seen yéene boobaak léegi ñu ngi yëglu ay terrain koppar ceeb ba ci sukkar ku nekk la nga mën rek di joxe wéy leen di def lu ni mel ak télévision Futur Média ngir it wàllu woowu ci wàllu SMS it mën ngeen caa bokk ndax dara du tuut bu leen ca xeeb dara SMS gi 26 600 ngir kon rek bokk ci ndimbal li nu yëkkati ngir banlieue bu Ndakaar ak ñeneen ñi loru ci mbënd mi Sénégal SMS bi kon mu ngi nii di 26 600 ngeen ànd ak askan wi loru lay ci mbënd yi ci Sénégal dinañu ànd ni ñu ko waxee ci kanam tuuti ak monsieur Thiaw Kandji architecte la fàttali rek ne 20h incha allah xibaar yi ci français ak Mamadou Ibra Kane dinañ leen defal compte rendu bu gën a yaatu ci li nga xamante ne mooy wàccu premier ministre Abdou Mbaye ci banlieue Ndakaaru waaye li nga xamante ne mooy leneen ci xibaar yàqu-yàqu yi ampleur tolluwaay gi dayo gi Sénégal askan wi ni ñu ko dundee toxale gi tumranke gi mu dugal yenn ci njaboot bi ñu leen ko sànq ASECNA 1 école yenn dalal mbokk yi amul courant amulam ndox amuli wanag loolu lépp ci xeeti tumuranke la premier ministre ci terrain bi waaye président Macky Sall ñibbi si moom it ëllëg ndax ñoom état bi xam nañu dayoo gi xam nañ it la leen war ndax askan wi ñoom la ñu am état bi seen wareef mooy ni ñu koy waxee ginnaaw bi nu laajee réew mi ñu daal di taxaw ñoom it bu laajee seen alal yëpp ñu def ko ca ci urgence ci lu jàmp bu nu noppee nag jublu ci wàllu plan yi ndax plan mënut a ñàkk ngir ëllëg mooy jën wi te am réew. monsieur Kandji ñu ngi lay gërëm ci teewaay gi. Alaaji Assane maa ngi lay sant bu baax a baax di kontaan ci invitation bi ma invité. jërëjëf ñu ngi wax wàllu mbënd d'abord yow yan cause nga gis yow ne technicien ndax ku nekk ngi wax. waaye technicien yi ci wàllu urbanisation ci wàllu cancin wi lan nga gis ne daal moo nu jural lii lépp. waaw xam nga dëkk bi li fi problème mooy que dañ dul jox technicien bi la parole. parce que lu mel nii boo amee dañoo waroon tëj techniciens yi depuis 2005 2006 ne leen lan mooy solution bu ñu ko defoon boobu ba léegi am nañ solution bi. mais fu mu nekk fii lépp débat yëpp dañ koy politiser. yéen a ngi may wax ne ma premier ministre dem na ministre de l'intérieur dem na ministre de l'hydraulique et de l'assainissement dem na. mais doo gis benn technicien ñu woo ko ñun nag dañuy jaay suñu xam-xam. mais su situation bi tolloo fii war nañu mën a prononcer wu. parce que li wóor mooy leen bu ñu wowoon architecte yi woo ingénieurs yi woo urbanistes yi woo ñi nga xam ne lii moom lañ daan jàng ba egsi fi ñu ci egsi suñu waxee solution yi dina dem. mais c'est pas des solutions politiques taxaw nii rek di wax toujours da ngay dégg ministre bi naan waaw plan directeur urbanisme bi 450 milliards di wax yooyu yëpp ay jaaxaan la. y a des solutions plus simples yu nga xam ne ñi nga xam ne lii leen jàng. lii mooy seen matière war nañ ko mën a solutionner. mais loolu am Sénégal doo gis mukk benn technicien bu ñu invité mu ñëw di wax
wax li ñuy invité politiciens yi li ñuy wax maire yi am maire lu mu mën ci assainissement dara coow lu bëri jooy yu bëri te vraiment moi je pense que à l'état actuel des choses population yi sonn nañ te ñun suñu matière mooy que vraiment lii dañ cee waroon a réfléchir bu yàgg mais defe naa ne bu ñu jógee fii on va amener des solutions définitives de telle sorte que solution nga gis rapidement solution yi gaaw na solution yi très rapidement xam nga bu ñu waxee ne la il faut que ñu def ay plan directeur d'assainissement il faut que ñu def lii loolu lépp d'accord mais zone bu nekk dañ ko war a étudier xool ko ba mu baax ñu daal di def teg les solutions mais solution yi dafa am ñu nga xam ne ñoom ndox mee leen tooñ ndax ndox mi bi ñu defee yenn infrastructure ndox mi fekk si leen mais am na ñu xam ne ñoo tooñ ndox mi parce que boo waxee wàqi naan nga wàqi naan kay booba ndox mi vraiment la nappe est à fleur de sol donc foofu boo fa dëkkee c'est une zone non édificante boo fa tabaxee yaa tooñ sa bopp donc loolu état mënu ci dara mais plan yi autorisé lañu war a autoriser comme ça donc y a une responsabilité de l'état ak nit ñi kon toxale mënut a ñàkk am na ñu bëggul dégg baat boobu ñi nga xam ne xëy na mënees na sawee fa nu nekk ñu defaraat restructurer waaye am na ñoo xam ne faw ñu jógee fa waaw faw ñu jógee fa dafa am ñaari solution dafa am solution bu nga xam ne am na ñu nga xam ne faw ñu jógee fa mënuñu ci dara parce que boo leen fa jëlewul tim solution bi day gën a compliqué am na ñu nga xam ne nag boo defee par exemple vraiment quelques aménagements ñu dem parce que dans les autres pays bala ñoo tabax quoi que ce soit dañuy defar li ñuy wax terrassement xool ndox yi fan la jëm defar tali defar ndox defar électricité defar assainissement parce que actuellement rek la nit ñi soog a xam valeur assainissement te du loolu mooy que loolu ça a toujours existé on n'invente pas la roue ce qui est sûr et certain li ñeneen ñi def di doxal seen réew ñun mën nañu ko defal parce que ñun on a été vraiment formé à la bonne école mais nous ne sommes pas associés depuis boobu ba léegi ay maire ngay dégg ñu fi wax ay nangam ki nangam te pourtant bu ñu tëjoon fu mu nekk ñetti fan rek ñu jox gars yi solution suñu Abdoul Mbaye yónni woon premier ministre yóbbu ñu ministre yónni ñu suñu xoolee nii dañuy xool rek suñu flair ñu ne leen def leen nii def leen naa ñu am solution mais non non dañuy toog fi di yuuxu di coow moi je pense que il faut associer les techniciens est-ce que boole ngeen ci seen bopp également offrir vos services parce que réew mi nag ni ñu koy waxee du ñoom ñoo ko moom gouvernement bi ñëpp ko moom waaw mais li tax ma ñëw fii mooy que normalement actuellement bu li amee dañoo waroon a inviter ordre des architectes inviter l'amicale des ingénieurs inviter hydrauliciens yi tëj leen ne leen ñun am nañu problème lii c'est pas un problème politique dañoo bëgg vraiment un sursaut national que nit ñëpp daje ñu jéem a xalaat nan lañ koy solutionner et à part de ce moment bu ñu ko defee nit ñi wax leen def leen nii def leen nii def leen naa mais soo taxawee ci rajo naan woy 450 milliards nangam chiffres yi c'est des chiffres yu nga xam ne fantaisistes parce que kenn duñu won plan bu nga xam ne 450 milliards la ils le disent comme ça pour vraiment te loolu la ñu war a bàyyi Sénégal dañoo war a nekk réaliste comme font les autres pays bu dara xewee ñu tëj ñi nga xam ne loolu mooy seen matière ñu toog waxtaan ci trouver des solutions et ces solutions sont là mu des wàllu tabax gi dañuy gis ay kër yoo xamante ne dañ naan la miir ba daanu na kër gi màbb na ci kaw ñu fa dëkk wàllu tabaxinu également daf mel ni foofu également anarchie la waaw loolu tim anarchie la loolu tim vraiment li wóor mooy lenn suñu respecté par exemple boo defaree say plan ñu étudier ko ba mu baax il faut nga seet aussi des hommes de l'art parce que c'est un métier nga jël maçon yu nga xam ne mën nañoo lire plan ñu tabax ko nañ ko war a tabaxee mais boo naan non non man maay sama architecte man maay sama maçon may wax defal lii defal la ëllëg si biir bu jëyee amee rek coowam te actuellement lui mu loolu moo xew fii ci dëkk bi mooy que par exemple nit ku nekk da ngay defe ne yow tu es technicien à la matière te ku nekk ak la nga jàng mais ñenn ñi dañuy foog ne également c'est un luxe wala architecture naka ngeen di def ba nit ñi tam ñemee leen waaw nit ñi war nañ ñu ñemee parce que li wóor mooy lenn ñun nous ne sommes pas chers parce que vraiment ñun suñu tabax dina def lu mat juróom benn fukki at juróom ñaar fukki at te di nga am ensoleillement bu baax di nga am ngelaw lu baax et c'est très bien organisé dans tous les pays du monde gis nga yeneen dëkk yi ñëwee fa dem di tabax sans architecte fii nag Sénégal moom nit ñi dañoo dëgër fit koo wax mu ne man architecte la man ingénieur la man nangam la et muy jur jëye parce que boo xoolee bala maa terminé xoolal Touba mosquée bu ñu toll tout autour de la mosquée amul assainissement loolu c'est une erreur et que du foofu rek boo demee si yeneen dëkk yi tamit c'est la même chose loolu ay erreur la yu nga xam ne il faut que nit ñi éviter ko moi je pense que nag il faut que ñu am difficulté pour trouver des solutions je pense que vraiment il faut prendre le taureau par les cornes bu ko defee ñu jéem a trouver les meilleures solutions. Ablaye Der. xam naa ni say naataango war nañ ci dugal seen loxo tali yi ñu mujj tabax par exemple. li nit ñi mënul comprendre à 15 mètres 20 mètres de la mer géej gi. 15 mètres 20 mètres doxul seen diggante. et pourtant bu tawee mu lab. nit ñi mënuñu ko comprendre également fii ñu nekk Dakar presqu'île lañ koy woowee géej gi wër ko mënuñu fexe évacuer ndox mi te comme ni wax liggéey yi fi am yëpp yéen architecte yi xam naa seen loxo mi ngi ci loolu it nu ngeen ko mën expliquer. waaw ñun nag dañoo associé wul ci lu bëri ñun daal fu mu nekk ay bàyyo lañ wax duñ waxante dëgg li ñuy associé bëriwul tali bi ñu koy def man daal dégg ma benn architecte bu ci participer parce que les grands travaux de l'État bu ñu koy def dañoo war a woo architecte leen kaay leen laal seen loxo ngeen joxe seen i idée ñun nag
sommes des commerçants d'idées bu ñu ñëwee ne waaw mun nañ ci def lii mun nañ ci def laa li ñuy fayee yeneen ñi ñu fay ko expertise nationale bi li wóor mooy lenn nous sommes à 15 millions mais dafa am point yu nga xam ne c'est des points bas am na yeneen système yu ñu ko war a def mais li wóor mooy leen tali bu toll yi ñuy def ñu naan la tali bi inondé na lu c'est une faute technique et que normalement si c'était dans un autre pays on devait porter plainte contre ces entreprises là parce que am nañ volet assainissement defuñ ko entièrement mais tey boo laajoon plan yi bëgg porter plainte yaay naan la jaru ko def na ni def naa masla bi moo ñu rey mu mel ni daal faaw kon ëllëg ñu gën a sukkandiku ci ni nga ko waxee les techniciens là est-ce que contexte préélectoral bu bari bi ñuy faral di nekk également dina ko maye ndax am na sax ñu doon junj wàllu sénatorial donte du sa xam-xam naka la ñuy def ba yëgoo gi di am ñu leen di associer ak li nga xamante ni mooy liggéey bi ñoom les politiques bañ a akki moo débat bi ñoom waaw xam nga politiciens yi ñoom dañu fort parce que lépp ñoo koy akimo mais dafa am lu nga xam ne par exemple il y a des urgences nationales man suñu waxee affaire u sénateur rek yu mel noonu ñun dañuy wax ne ñun ay techniciens lañ ñun li ñu fi nekk mooy solutionner le problème des Sénégalais ñoom it boo leen waxee dañuy wax nous sommes là pour solutionner le problème des Sénégalais mais seen problème bopp la ñuy gën a solutionner c'est ça le problème mooy que à l'état actuel des choses normalement c'est solution d'urgence bu ñu tëjoon une semaine ñu génne solution yi mais soo xoolee tey premier ministre dem na wóor na mën a yóbbul technicien yu qualifié wala ñi muy yóbbu kenn du ko ci weddi gis nga un bon technicien mooy ku xam sa métier premier ministre wax nga ne ko yow banquier nga wàccal man lii mooy sama métier de l'urbanisme wala ministre de l'assainissement wax 450 milliards nga ne ko déedéet 450 milliards c'est une petite ville boo ko naree jël def ko ci ndox mieux vaut nga tabaxee ko ay logement boo tabaxee logement toxal nit ñi ba pare soo ko ñëw trouver des solutions parce que y a d'autres pays yu nga xam ne les gens trouvent des solutions mais fii duñu wëcc mukk techniciens yi wax dañuy wax maires yi wax politiciens yi rek la ñuy wax ñu daal di fatt ñu laaj ci rajo bi lu neex la ñëw ñu wax mais ñun ay techniciens lañ dañuy noppi jàpp suñu njàmbur li wóor mooy leen bu problème amee dinañ wuti solution urgence yi ci wàllu conseil rek xam naa ñu jeexale foofu Abdoulaye bu fekkule amulee beneen laaj muy président dina ñibbi si ëllëg c'est sûr qu'il va annoncer des mesures premier ministre mu ngi ci terrain bi yow lan nga gis ne mooy mesures yi war balaa ñuy jaar à côté de la plaque ni ko tubaab bi waxee waaw léegi pour ne pas passer à côté de la plaque président moom c'est un ingénieur il a des idées vraiment précises li wóor mooy lenn war na mën a consulter architecte yi consulter ingénieurs yi consulter ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax les hommes de l'art ñu toog tout autour d'une table wax ko ne ko ñun lii ak lii lañ gis nii ak nii lañ koy defee te mu xaw a moytu politiciens yi parce que politiciens yi coow lu bëri la ñuy indi ci réew mi fatt nit ñi dañuy fatt nit ñi rek mais amuñu solution mairie mënuñu ci dara état moo ci mun dara te am na yenn documents yu nga xam ne bu ñu ko defoon bu ñu demee sur le plan international gars yi dimbale ñu parce que ça c'est une catastrophe nationale. maanaam ñu def appel à l'aide internationale. ah oui c'est possible. moytu sago bi waaw non jaru ko. parce que sonn nañ te boo waxee 450 milliards budget boobu Sénégal africains yi attanuñ ko. faut même pas parler de ça parce que boo ko waxee tamit nit ñi wax da ngay tiituru rek mais fan lañu Sénégal jëlee 450 milliards c'est pas possible. jërëjëf monsieur Kandji Thiaw Kandji architecte ñu koy gërëm bu baax. laata ñu tàggoo mbokk yi rek jeexale xibaar bu fi yegg si ñeel waa Y'en a marre fas nañu yéene daal ñoom dem centre santé Philippe Maguilène Senghor ngir rek wane ñoom it seen ak njàppale jëmee ci boobee centre de santé xam ngeen ni ndox ma daf ko nangu woon ba ñu rawale sax maladie ñoom waa mouvement Y'en a marre di ca woo ëllëg it askanu Sénégal yëpp ñu daje fa ngir raxas nettoyer ngàcc taxawu centre Philippe Maguilène Senghor Fadel Barro la ñu ci àndal ak Ibou Diouf laata ñuy tëj xibaar yi. xam nga bu mbënd mi amee ba léegi ndox mi bu mu waa amee ba léegi dañuy dugg ci gox-goxaan yi di xool lan lañ mën a def bi ñu ñëwee hôpital Philippe Maguilène Senghor dañu fekk ne fii kat ndox mi dem na waaye comme que dafa yéegoon ba ci kaw nangu lu bëree bëri mu tilim ban bi mi ngi des ci suuf lépp a ngi fa des te kenn mu amul lu mu ko nettoyé bi ñu fa demee ñu laaj leen ñun ñëw suñu doole ndax amuñu moyen bi ñëw suñu doole ñoom dañu gis ne dañ ne ñaari raclette rek la ñu am ñaari raclette kese lañ fa fekk moo tax nag Y'en a marre suba taxaw fa woo Sénégalais yëpp ñu dajee Philippe Maguilène Senghor suñu brigade itinérante NTS yi fa la ñuy commencé ñu nettoyer hôpital bi sapeur pompier yi ñu ngi leen ciy woo dinañu fa fekk bépp Sénégalais ak esprit Y'en a marre yi ki am koo dégg ku jot SMS ak ku jotul yëpp ñu xam ne situation bi moo ko laaj ñu dajee fa ñu nettoyer hôpital bi bu ñu jugee foofu nag ñu wax ci beneen fan lañ jëmaat ci yeneen ci brigade itinérante bi nan lay continuer. Fadel Barro mouvement Y'en a marre ñu koy gërëm mbokk yi Ibou Diouf mi nu baaxee élément bi naka noonu yéen ñi doon teewlu xibaaru juróom-ñaari waxtu yeeg TFM gërëm monsieur Thiaw Kandji architecte di ngeen ànd ak moom ci français gi 20h incontournable membre du Rakan gërëm papa Abdoulaye Der di fàttali ne programme TFM guddi bokk na ci mbokk yi ndaje mu yaa ñeel wàllu téléthon beeg la ñuy dajale nekk taxaw ak ndimbal ngir askan wi loru ci mbënd yi jërë ngeen jëf ñu fanaan jàmm